voilà comme ni ma leen ko annoncé woon léegi nii ñu ngi fii ci jardin ñaari tali je pense que seet si tamit waa ñaari tali ci joxe sa xalaat wante comme ni ma leen ko waxee woon mu am beneen affaire boo xam ne dafa spécial bu ci rax je pense que bu ngeen xoolee jotaay bi di ngeen ci xàmmee ku mel ni Siré moom mi nga xam ne moom la ñu seqaloon waxtaan bi Siré ñu lay nuyu di la jottali aussi yóbbante internet yi parce que ñoom ñëpp métti lu nañu li nga xamante ne moom moo xewoon sa diggante ak El Capo ñoom ñëpp aussi tamit di saluer courage bi nga am ba ñëw jàkkaarloo caméra yi nettali askan wi li nga xamante ne moom nga dund mu nekk loo xamante ne jafewul ñu bàyyi la nga nuyoo ak internet yi. waaw maa ngi lay jaar di leen nuyu ñoom ñëpp di leen wax ne salaamaaleykum wa rahmatullah di leen wax ne combat bi combat wu ñëpp la lépp yi ñëpp ngi ci ndax injustice moom daanaka kuy xaar ba mu dal la nga doog cee jóg yaakaar naa bu boobaa day nekk mu trop tard. donc xoddee ko balaa ngaa lakkale maa ngi leen di saluer gis naa commentaire yi maa ngi leen di jaajëfal affaire bi du pour man pour ñoom la daal pour ñoom la yàlla nag daf ma ko nattoo rek waaw ma bokk kook nag su ma ay grand bokk kook ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñoom it ñi ngi si suuf ñi ngi xeex pour que loolu jóg fii waaw maa ngi lay gërëm. merci kooku moom moo doon Siré waaye ñu fekk ko tey moom kenn nekku fi am na yeneen waa ñaar tali yoo xamante ne moom la nekkal dañ leen di bàyyi rek kenn ku si nekk ñun nuyoo gis naa nag tey jotaay bi nekk na jotaay bu spécial ah jotaay bu naturel la boo xam ne fekk leen ci seen jardin ak tàngaay bi ngeen teg seen ataaya. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu ñu ngi siyaar di siyaar ñëpp di siyaar gars yi di siyaar mbokk taalibe yi di fekk ci Siré sunu rak sunu mbokkum taalibe ci li mu nekk. nga xam ni dafa am yoo xam ni dafay dox ci dëkk bi te mu nekk suñu yëf ñoom nuñ ci war a taxawee am ñu ko seqal ñoo xam ni ñoom ñooy maanaam ñoom ñooy suñu kaaraange am nu ñu war a taxawoo dëkk nag bu fekkee ki yor kaaraange nit ki am nu mu ko war a taxawoo bu doxalee neneen noo xamante ni bokkul ak ni mu war a taxawee kaaraange bi day xaw a doy waar mun ñu ko ñuy sori tuuti dañuy nuyoo rek di ziar ñëpp waaw ñëpp internet yi ñu ngi leen di ziar bu baax. jaajëf siyaar nañ wér voilà kooku moom moo doon borom daaru ah njaga borom daaru kenn waaw mais ba tey moom dafa yaatu ba yaatal ñëpp kon nag ñëpp xaj nañ si voilà mais am na aussi tamit suñu beneen grand bu nekk suñu wet ñu bàyyi ko mu nuyoo moom aussi mu présenté wu. waaw asalaamaaleykum Diallo Djibril manageru Khelcom Art Label di habitant de Ñaari Tali di taalibe waa Ñaari Tali di kontaan lool ci ni ngeen ñu fekkee fii si Ñaari Tali nga xamante ne mooy suñu fierté ndax Ñaari Tali buñ ne Ñaari Tali Grand Dakar ñu nekk quartier bi nga xamante ne président de la République génn na fi ndax bu ñu xoolee fi ñu jàkkaarloo presque mooy koñu Ablaye Wade nga xamante ne jikkoom ak léppam rafet na ci Sénégal nga xamante ne tey bu ñu ne événement au Sénégal tey lan moo fi événementiel bi nga xamante ne ñu ngi koy préparé muy Masalikul Jinaan bi nga xamante ne concepteur bi ak coordonnateur bi yëpp muy Mbacke yu fay di nga xamante ne jëwriñ nga xamante ne fii la cosaanoo moom tamit fii la bokk te tey moo fi liggéey bu rafet bële ci ndigal waa Touba ba tey ñu koy waajal kon nga xam ne ne jikkoy waa Grand Dakar yàq na rafet ñu ne tey ñu mel ni ñoom Abdourahim Agne ñoom ñëpp quartier bu génnee président génnee ministre génne ay imam génne ay jëwriñ génne ay xalif kon bu ngeen ñu fi fekkee ñun dañu leen di jaajëfal di leen gërëm di leen sant te xam ne ne ñun nii rek la ñuy dundee gis nga jotaay ji nu mu fekkee nii ñun social living la ñu xam social living la ñu xam Ñaari Tali cat ba cat ñëpp a xamante boo cofee kenn ci métit ñëpp nga cof boo teralee kenn ñëpp nga teral donc ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp internautes yi di leen waxal ne ne Sénégal sunu Sénégal la ñun ñëpp ñoo ko moom nañ ko rafetal nañ ko bokkoo te nañ ko vraiment yoren bi nga xamante ne ku ci nekk da nga gis sa bopp puisque Sénégal dafa am li nga xamante ne jomboon na ko xamu ko te waru ko xam te du ko mës a xam. merci beaucoup voilà lii la ñuy wax naan mat na bàyyi si réew parce que nuyoowam rek dafa def benn introduction boo xam ne wax na lépp mais dafa am aussi beneen yaay Fall boo xam ne mi ngi suñu biir moom ñu bàyyi ko mu nuyoo. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu Aram laa tudd dëkk Grand Dakar may artiste comédienne ñu may woowee Black Yaay Fall macha allah Black moom ku ko dégg xam ne soxlawul laajte daal ndax jigéen bu ñuul la waaw may rafetlu aussi si teewaay bi. waaw di mettitlu aussi li ñuy jànkonteel parce que comme ni ko sama góor waxee Sénégal ñoo ko moom su baaxee ñun la baaxal su bonee ñun la bonal donc il est temps ñu jóg pour defar suñu gox Sénégal parce que ñun ñoo ko moom injustice nag war nañ ko fi dindi parce que ñu ngi ci 21e siècle te am na yoo xam ne war na mën a jeex daal donc nañu rafetal te xam ne àdduna amul solo
c'est très important loolu laa doon am lu may wax may artiste nag ñu bari xëy nag buñ ma gisee ci télé bi dinañ ma xàmmeeg yooyu c'est normal parce que art rek laay dox te moom laay dund moom laa gëm lool te duma ci teggi tànk benn yoon kon yal na yàlla def jàmm te lii ñuy dox nii yàlla indi ci leneen ak leneen loo xam ne day romb suñu njort parce que lu jub la ñu bëgg ak lu baax mais injustice moom il est temps mu dégager c'est très important. Voilà, les artistes sont les porteurs de voix ñoom bu ñu waxee rek ñëpp dañuy déglu parce que nit ñi dañ leen di seetaan di leen bàyyi xel moo tax am na message yoo xam ne bu ñu ko porté rek dafay am impact donc moom aussi Black Yaye Fall ñu koy jaajëfal mais grand ji bi ñu ñëw tout d'abord ci nekkinu citoyen parce que Sénégal léegi dafa am loo xamante ne dafa jur problème ñu bëgg nga jox ñu sax xalaat ci loolu citoyen bi dañu mel ni xamatuñu seen i droit ak seen i devoir noo gisee loolu. waaw citoyen dafa di mot bi nga xamante ne dafa oyof neex mais léegi dañ ko diisal xam nga lu tax puisque lañ naan puso dafay ñaw waaye puso bi ñaw il faut mu ànd ak wëñ pour ñaw waaye puso bu fekkente ne gërëmul wëñ te wala wëñ gërëmul puso ba ñu nangoo ànd ci jàmm ñaw du fa am donc bu fekkente ne citoyen bi par exemple juddoo na fa mu war a juddoo ci biir réew mi déjà que am na droit ci biir réew mi déjà droit de naissance rek droit la léegi bu juddoo ci biir réew mi waaye lañ naan citoyen bébé la bébé nag bu pecc mi neexee yaa jaa tey ca mbagg ya un citoyen c'est toujours comme un enfant de son état moo koy protéger moo koy éduquer ba pare moom moo koy diriger donc tey bu ñu nekkee ci jamono bi nga xamante ne tout est bafoué xamoo par exemple les gouvernants et les gouvernés xamoo les tenants et les aboutissants il y a trop de contenants sans contenu loolu mooy indi léegi muy am benn amalgame benn jaxasoo bi nga xamante ne kenn xamatul qui fait quoi et quoi faire comment le faire et quand le faire tey instant bi nii foofu la ñu toll tey bu fekkente ne par exemple lañ naan defal sa wareef balaa ngay laaj sa yelleef est-ce que comprendre nga tey bu fekkente ne par exemple benn citoyen bi moom mi ngi jóg moom par exemple pour laaj lan mooy wareefam nga dem ci benn par exemple benn politique administrative wala benn réglementation morale bi nga xamante ne tey amul assise puisque tey ñun au Sénégal lañ naan l'homo sénégalensis dafa amoon orientation puisque moi je suis pas d'accord quand on te dit que un nouveau type de Sénégalais non je suis pas d'accord. Bon, pourtant il fut un temps loolu lañ doon wax naan dañu war a soppi jikko yi indi concept nouveau type de Sénégalais. waaw léegi nag foofu laay ñëw nouveau type de Sénégalais non je suis pas d'accord. dañ naan il faut vraiment restaurer les valeurs d'antan du Sénégalais authentique puisque le Sénégalais authentique même non musulman bu lu mosaan wax dara du deñ da daan jomb xam nga nit mun na rus nit mun na ragal parce que tey boo ma ëppee doole boo ma tooñee boo ma la baalee mun naa ne doole bee tax ma baal la mais bu fekkente ne par exemple yow dama la ëpp doole lool nga tooñ ma xool am nu ma la xoolee wala fu ma la xoolee bu ma la baalee baal boobu dëgg la puisque tey un Sénégalais d'antan je profite de l'occasion pour faire un clin d'œil à sama jaamu séeréer yi surtout ki nekk suma wet donc bu ñu la musaan waatal même ceddo bu ñu la musaan waatal suma génñoog bàyyi lu ñu la wax du deñ tey rusoon nañu par exemple wax la dara gestu mu deñ wala ñu dig la lu ñu deful wala ñu sas leen dara ñu def naka sudul noonu parce que dañ naan lii tâche lay doon par exemple tâche lay doon góom lay doon sama deret te daf may topp ba ci sët mais léegi tey ba ci tey da nga koy xool Amina de nos gouvernants il n'hésite même pas à regarder tout le peuple dans le blanc des yeux wax leen li nga xamante ne teguwul fenn wala wax ba pare geesuwaat mel ni du ñoom delluwaat seen biir famille kooku nan ngay éduquer sa doom bu kooku war a mën a dugg ci société bi ba def li nga xamante ne mooy lu normal. donc est-ce que nekkul kon suñu melokaanu njiit yi moom moo répercuté ci suñu melokaanu société. mais bien sûr daf ci am cër bu baax a baax daf ci am cër bu baax a baax ki quoi qu'on puisse dire puisque tey bu fekkente ne par exemple yow mi war a defar yaa yàq ba pare kii yaakaar ci yow par exemple ki nga war a niital bu fekkente ne par exemple yow yaa ngi toj li nga ko war a lumière bi mu war a niitoo ba pare nga ne ko moytul dal ci kàmb amul sens puisque tey boo xoolee par exemple cas yi ñuy dund fii lu gën a bari ici au Sénégal c'est autre chose organisation bu amoon bu njëkk le Sénégalais était autre chose le Sénégalais était choyé tey bu ñu xoolee situation géographique Sénégal ak yooyu tey foo musaan dem ne Sénégalais ñu jox la benn cër mais léegi lan moo tax boo ne Sénégalais sax gars yi di la xoolee benn di la moytu. mais est-ce que nekkul ci Sénégalais ñoo jikko yoo xamante ne xajatuñu ci benn dëkk. non xam nga jikko dafa dem moo tax li ma la wax naan la éducation la parce que dañ naan il faut toujours par exemple une bonne graine
il faut toujours la mettre sous bonne terre pour prétendre à un arbre ombrageux ou fruiteux. Jikko dafa am li nga xamante ne tey da nga koy xool tey boo demee ci daara yi nga xool tey nga dem Maam Thierno par exemple ni muy yare ay taalibeem ni muy yare ay leneen parce que daf leen yar ci jomb daf leen yar ci culture parce que tey on peut pas dire que tey les Sénégalais parfois ils confondent civilité et civilisation ñun dañu am suñu civilisation sénégalaise am suñu civilisation profonde bi nga xamante ne dafa tegu ci ay orientation racinière yi nga xamante ne moom mooy suñu réalité yi nga xamante ne historique et religieuse soit ngay jullit wala ngay leneen tey boo xoolee tey nga dem par exemple ni mu ko doon wax dans le temps nga xool tey par exemple ëttu Maam Thierno nga dem Sikori liñ naan bant bu wow kenn du ko jubanti mais si da ngay gis ñi nga xamante ne dem nañ ba mag nekk ci li nga xamante ne safaan la gars yi jël leen yóbbu leen ci daara yi ba def leen ay Baay Faal wala ay taalibe yi nga xamante ne foo leen fekk léegi ñu ngi rafet correct di def leneen nu bokkul ak naka sudut noonu est-ce que comprendre nga. merci grand Iba franchement def na waxtaan bu am solo ah ma retourné ci Grand Ndiaga Grand Ndiaga li ma la bëgg laaj mooy dafa am benn concept boo xam ne pratiquement Sénégal yëpp koy bàkkoo te léeg-léeg di nga gis ku nekk di ko ndamoo mais jikko boobu du nekk si yow ku nekk day naan man Baay Faal laa man Baay Faal laa mais est-ce que jikko bi nekk na si yow. déedéet nga Baay Faal moom yombul te gis nga Sénégal waxuma parce que murit la mais il faut ñu delluwaat ci jàngale Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadima Rasoul jikko mooy doomu aadama sa jikko su rafetul sa dara du rafet nit ki war naa tàggat boppam ci jikkoom ci waxinam ci jëfinam ci doxinam loolu boo ko deful rek sa jikko du rafet Baay Faal la Baay Faal la Baay Faal la yomb na xam nga def ni man defi rasta sol yëre olof takk ay bagage taxuta doon Baay Faal Baay Faal doctrine la Baay Faal doxin la Baay Faal waxin la Baay Faal jëwin gis nga borom daarul moom Seydina Ousmane mi nekk Sikori damay jël référence ci moom parce que nit ki fa nga nekk rek nga mën a jël référence moom Baay Faal la Baay Faal day am sutura Baay Faal day am yërmande Baay Faal day am nu muy taxawee Baay Faal day am nu muy jëfee Baay Faal day mën a defar gis nga nekk Baay Faal bokk na sax ma dend ak siré mi mu soxla 1000 francs ma génne ko sama poche def ko ci poosam te ñi fi toog ñoom yëguñu ko te loolu amatul ci dëkk bi. mais wax nga lu raar parce que tey boo demee tribunal ñan ñoo fay nekk ñun suñu biir suñu ay mbokk suñu ay xarit suñu ay dëkkandoo est-ce que aussi ñun ni ñuy defante taxul tamit takk der yooyu noonu jugaat di acharné wu ci suñu kaw. ankay noonu la demee parce que tey man bu ma la yoreelee dara te nga xam ni xëy na li ma la yoreel damaa nekk ci gàllankoor moo tax ma yoreel la ko yoon amu fi ñoo wax ak man mbaa nga teg ko ci yoon mbaa nga yërëm ba mbaa nga comprendre ma nga yóbbu ma ci yoon du nekkul acharnement yoon wi yoon dafay nekk pour corriger parce que man bu ma defee lu dul yoon ma def la ko ba ma yóbboo ci yoon ba ma xasee yóbbu ci yoon yow amatoo droit ci yoon yoon rek moo fa war a nekk di liggéey li ñuy liggéey ñun nit faaw ñu xolaat ci suñu bopp gis nga ki ñu jiite dépendrul ci ka ko jiite ki ñu jiite mooy xool moom mooy doxali mooy yor façon bi muy doxee ba nit ki war koo jiite noonu parce que ñi fi jiitu tey ñun ñoo leen fi teg kon ñoom ñun mun ñu leen fee teg ba pare ñu wëlbatikuwaat di ñu noot ñun ñoo xoolal suñu bopp Serigne Touba dafa ni qui veut la paix suit le droit chemin nit mënoo bëgg jàmm ba pare nekkoo ci li nga xam moom moo war may ñëw même ba ci suñu takk der yooyu ñuy tudd am nit ñoo xam ne c'est des exemples ay nit yu baax lañ mais dafa am ay citoyens yoo xam ne tamit ils sont pas dignes d'être des citoyens parce que tey ñun ñooy lor suñu bopp tey ku la agresseur kan la sénégalais la un citoyen la ki lay sàcc citoyen la ki lay waxal wax bu ñaaw sax ba tax ku la gis dootu la bëgg ab citoyen la kon nag ñun suñu bopp ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp ba pare delluwaat ci njàngalinu sëriñ bi li may wax nag waxuma ko parce que dama koy doxee déedéet man moom ab sagar laa waaye dama koy wax ngir ñu xam ni dafa am ñun dañu am ay culture dafa am lu ñu gëm am fu ñu bokk am na ñu yaree am na ñu tegoo sénégalais moo waroon gën ci àdduna waaye maa ngi jégalu sénégalais mooy li gën a doywaat ci àdduna parce que ñun suñu biir dafa am ay façon yoo xamante ni dañuy toog ñi suñu biir ni tey Siré sama rakk la bu deewee damaa war a dee boo amee bànneex dama war a am bànneex soo amee naqar dama war a am naqar mais déedéet du demee noonu dañuy toog naan waaye moo ko def booy bi dafa bëri affaire dafa nangam bu ñëwee ci ne la non saa waay fi nga nekk foofu la da nga war a nangam sénégalais moo véridique en fait y a beaucoup d'hypocrisie te c'est pas normal te dafa commencé law dugg ci génn ci mbedd mi ci kër yi la génne ci néegi la génne ñëw ci ëttu kër yi
génn ci mbedd mi dugg ci liggéeyukaay yeeg foo dem am na ko bañ kenn am na kuy xeeb kenn am na kuy soofantal kenn am na kuy waxal nit lu ñaaw nit ki bu toogee ak yow lam lay wax ci dëgg boobu bu wéetee leneen la lay wax. voilà franchement am na solo toroma ça montre tout simplement que ni am na ay nit yoo xamante ne bu ñu waxee ci Sénégal boo leen dégloo xam ne am na nit yu am valeur yoo xam ne ñu ngi fi malheureusement nag ñi lépp suñu problème mooy ñi war a wax waxuñu ñi warut a wax ñooy wax ñi bëgg a dégg tamit dégguñu ñi ñu war a dégg Black Yaye Fall on dit plus souvent que ni ku yar benn jigéen defar nga fukki góor mais dafa mel ni si jamono bii ñu toll benn jigéen yàq na fukki góor. waaw benn jigéen yàq na fukki góor comme ni nga ko waxee wante it benn jigéen defar na 1000 góor parce que jigéen bu baaxee rek léppay baax parce que jigéen mooy société jigéen ak xale moo yor réew parce que jigéen mooy jur wàllew jigéen mooy jur lu baax mais boo ko sàgganee rek jur leneen la ca des moo tax ñun jigéen dañu war nekk ay royukaay dañu war a xoolaat suñu maam yi ñu fi bàyyi woon ku ci mel ne maam Jaara Buso boo ko royee di nga am dara ku ci mel ne maam Fa Waddu Wele ku ci mel ne Yaasin Buubu ku ci mel ne jigéenu Talaatay Ndeer yi ak ñeneen kon ñun lu baax rek moo ñu war ak di def lu baax parce que jigéen mooy lépp lu ñuy naan géej la loo ko natt doo ko jot kon ñun lu baax rek a ñu war mais jamono tey jii nag maa ngi jéggalu en tant que jigéen doy na waar parce que sutura amatul da ngay gis jigéen ñi toog dañuy waxtaane loo xam ne waxtaanu biir la te loolu war naa mën a ñàkk te si jigéen ñi nga koy gisee c'est pas normal man dama koy ñaaw loo xam nga lu tax parce que li nekk sa biir néeg soo ko génnee si biti na la leer ne dina génn ci mbedd bi te àdduna dina ko yëga kon ñun jigéen nañu xoolaat suñu bopp parce que jigéen nay lépp nag jigéen nay ndey jigéen nay lépp war nañu xoolaat trop Sénégal suñu comportement commencé ko ci man nag ak ñeneen. voilà beneen bi gis nañu ne lu ci mel ni néewal doole jigéen léegi dafa bëri trop ba ci agression yi jigéen ñi ñoo ëpp lañ leen di néewal doole xam nga des fois léeg-léeg aussi tamit ñu xaw a ñaawlu jëflante bi takk dere di jëflante ak citoyens yi Grand Ndiaga wax na ko léegi nii dafa am ay citoyens yoo xam ne ils sont pas dignes d'être des citoyens. mais tamit excuse-moi ma këf dafa am aussi tamit il faut le dire la vérité il faut le dire en face ndax gis ku nekk il faut te mettre devant Dieu et devant ton honneur dafa am ay takk der yi nga xamante ne il mérite pas la tenue puisque gis nga une tenue c'est l'intelligence une tenue c'est la correction une tenue c'est l'esprit gentleman parce que tey bu ñu la nee yow yaa dem ba war a takk tenue aussi sol tenue pour war a ñëw wax ak nit ki aussi yow li nga war a njëkk a def mooy delloo ci xelam delloo ci jikkoom mais bul ñëw ak benn esprit brutal bul ñëw ak benn esprit sauvage bi nga xamante ne par exemple yow da ngay mel ni par exemple benn animal bi nga xamante ne benn animal bu perte réseau bi nga xamante ne il est beaucoup plus même atroce que le lion ci kaw nit ki parfois aussi tey nee nañu tey muus sax boo ko bëmaxee ba ci miir bu sësee day nekk segga donc aussi tey bu njëkk xoolal tey ñu doon sol tenue tey da nga daan am fierté ne sama maam lii la wala sama papa lii la saal boo dugg fekk ñu taf tenue sa maam lii la woon wala loolu mais tey da ngay gis par exemple ci takk der yi am na si ñi nga xamante ne comme ni ko Baye Ndiaga waxee léegi ils sont très aimables ils sont très accueillants parce que xam nañu lañ leen di jàngal parce que école lañ leen di njëkk a jàngal le respect de la personne qui est en face de toi délinquant bi lu mu mënta mel jox ko cëram ba pare puisque nit la le droit humain tey ñun ñu am chance di dimbali ma rek Amina tey ñu am chance tey par exemple tukki tuuti boo xoolee feneen tey yaay Fall xam na li may wax bu baax ñu am chance def tuuti Europe da ngay gis tey par exemple benn waay taxaw di ko wax ba ngay puisque dafay xam ak yelleefam da nga ko koy jox gëdd mais tey da ngay gis tey par exemple benn citoyen def benn erreur bu ndaw waxuma la sax faute erreur laa la wax wala sax lapsus bu ndaw nga gis benn gaañ jóge fële par exemple civilu comme par exemple li dal suñu rakk nit bu civiloo ñëw ci yow nan ngay xamee ne fan lañ bindee ne yow am na tenue nga mais grand yi ba dama bëgg loolu après dañ koy jël point à part parce que bëgg naa ñu wax ci civil boobu ndax lu am importance la ñu ngi jël ay nit di leen tëj te fekk ignorance moom moo tax mais dama bëgg nga may Black Yaye Fall moom mu ñëw par rapport ak fi ma ko laaj léegi waaw waxaatal question voilà juste que tey par exemple waaw non c'est bien parce que waxtaan moom mooy mel noonu dafa am ay sujets yoo xam ne relance la waaw non ñu ngi ñëw xam nga ñun ñëpp ci esprit defar lañ nekk effectivement gis nga Sénégal dafa am li nga xamante ne tey dafa mel ni sëy loolu nëbb ci ngoro la rek bu feeñee ci sëy ba da koy yàq te fekk waxante wuñ ko woon te tey gis nga tey
dañoo toll ñu ngi ci 21e siècle Mame Siré tey ñun Grand Dakar bii tey bu njëkk lan lañ doon xalaatal ñu dëkk Grand Dakar ñaari tali foo waxee ñu xalaatal la fukk bandi gën a bone tey ñaari tali tey yaa ngi nii toog tey dégg nga fi cokkaas wala dara xoolal dégg mais li ko dindi dama la koy wax c'est parce que ñun waa population Grand Dakar ñoo ko xeexal suñu bopp comment boobu maa ngi jégalu mu nekk nag ki ma jur man mi ngi ci këru dëgg tey yàlla na ko yàlla yërëm moom moo njëkk a teg kuréel Sénégal ñun ñoo ko ndëkkat waaw xoolal mu teg ko di ci liggéey lu rafet na ku ko xamul dégg nga ko muy Makodou Dieng nekkoon gendarmerie Colobane nekkoon GIGN di liggéey bu rafet kon c'est normal Grand Dakar ay nit ñu baax a fi nekk ay nit ñu yiw ñoo fi nekk mais jamono tey jii da ngay gis ku jóge fële ñëw def tooxi doonam ne waa Grand Dakar la man du ma nangu man de du ma nangu kenn gën ma te Grand Dakar laa juddoo màggee fa mais ñeew ma ko dëkk si yeneen quartier barki yonent bi saa fu ma ànd ak yow nag milieu boo mënta dugg bu ma fa duggee damay taxaw parce que damaa gëm li ma doon lool nag te gëmantuwu ma ko barki yonent bi. effectivement Black maa ngi woon ak yow ci tey ni ñuy brutaliser jigéen ñi surtout que ak agression yi nga xam ne victimes yi ñi ci ëpp jigéen ñi la ci seen heure liggéey ci bu ñu wàccee liggéey wala sax léeg-léeg ñu fekk leen ci mbedd mi wala seen biir kër. waaw loolu daf ma metti xam nga lu tax boo demee bay néewal doole jigéen c'est parce que da ngaa matadi boo matadee doo xàmmee xaj ak seen jigéen nag ñi nga xam ne la ñuy jël di leen maltraité man je me dis ne que benn côté dañu def erreur parce que man mënu ma nangu ma nekk sama biir kër may dund ak góor. mu di ma def benn maltraitance ma toog di ko doxañu parce que fu mu nekk nii jamono ji ñu toll nii kenn waratul nëbb dara parce que gars yi ñi ngi taxaw pour jàppale leen mais duñ ko def ragal par peur moo tax duñu dem dévoilé wu par peur moo tax duñu dem dugg si yenn sociétés yi wala si yenn. Black tey ma wax la benn affaire nag mooy dans les familles lan lañ lay wax dañ lay wax ne la pour que nga muñ wala tey am na loo xam ne sa mbokk waroo ko yóbbu police sa borom kër waroo ko yóbbu police. nag loolu moo war a jeex. muñ ba loru jigéen yëpp goitre nañu à cause de ça man maa ko dul may benn jaam man boo ma wokkee dinaa la yóbbu fi ñu lay xuree man Dieng duma ko nangu dafa war a jeex parce que maltraitance bi déjà da lay indil encore beneen problème psychologique sa doom bu ko gisee da koy màggaale nga foog ni ñii di def ay agression wala nga nekk homme de tenue sax am yenn comportement yi xool leen éducation de base bi y a quelque chose parce que nit bu normal pour man doo fekk sa moroomu nit nga ne da nga koy def naka su dul noonu wala nga am benn ñàkk kersa booy def ci moom c'est parce que éducation de base yi la ñu raté te moom nag la ñu war a jógaat ñu defar ko te si lenn rek lañ ko mën mooy xale yi la ñu war a defaraat pour Sénégal mën a am Sénégal émergence bu ñuy wax si xale yi lañ ko yaakaar mais gisuma ko ci mag yi waxuma mënul am ci mag yi de mais surtout sur les enfants. Dis-moi quelle jeunesse tu as je te dirai quel peuple tu seras ma ñëw ci Siré tey grand Ibou li nga xamante ne moom mooy waa grand Jibi baal ma na grand maa ngi lay naan grand Ibou rek voilà li nga xam ne moom la këf c'est très important mooy amoon na ay jamono da nga daan am kersa wax ni ñaari tali laa dëkk mais jamono ji tey wala Grand Dakar parce que tout simplement automatiquement boo ko xamee waxee rek nit ñi dañuy méfier wu ci yow parce que dañu jàppoon ne bépp délinquance fa la soxee ko mais tey bokk nañ ci quartier yi nga xamante ne dañu exemplaire. waaw li nga laaj ni man tey bëggu moon sax wax ju bëri parce que grand yi tey dañ fi toj te man xam nga rek dama xaw a nerveux tey tuuti dafa am lu bëri mais li nga wax nag dafa am solo il faut me rebondir si parce que j'ai été témoin de l'histoire man xëy naa ci gontu naa ci non seulement ci taxawal ci sama population bi si insécurité bi nga xam ne moo fi nekkoon mais aussi tamit doon ci naan dimbali sama poche ndax à l'époque maa ngi koy rappeler boobu jàppuñu si dara ay élèves lañu woon ñu génn école amuñu job amuñu dara dëkk bi ñàng bëri agression façon tur bu graaw boo doon dégg fii tey ba bii fi police boobu nekk gars yooyu noonu bañ leen di tudd ci ay affaire voilà foofu la ñaawteef boo doon xalaat ci cinéma El Mansour donc à l'époque fii yëpp ñuy dëkk ak ñu nit aussi xam nga ak kii bi bayal beeg yooyu taxoon ñun ñu xamuñu woon affaire lu muy nduru ñun jeunesse bi ñu ne non dañuy jóg parce que bandi yeeg yooyu yëpp xam nañ fan leen dëkk dañuy dem ba sa kër def kuréel dañuy dem ba sa kër par l'initiative des anciens comme ni ko soxna si waxee un ancien policier gendarme affaire yu demee noonu ñu ne comme amuñu poste amuñu dara nañ cooki loolu dañuy dem ba bande bi dañuy dem ba sa kër ne la bàyyi li ngay def taaj la boo ko bàyyul dinañ la duma génne yar yi teg gis nga bañ ko bàyyi le lendemain on va pas hésiter à venir ñu teg la si yoon kon jamono jooju comme li nga doon wax si droit ak devoir xaaruñu woon
kenn ci suñu devoir de citoyen. mais xaaral Siré dama lay dagg da nga wax lu am importance jamono boobu ci seen droit ak devoir citoyen xaaru leen ci woon kenn te moom mooy yéen li jaarale seen koñ yoon yéen a jógoon def ko est-ce que tamit jotul yeneen koñ yi nga xamante ne lu ni mel mi ngi fay xew parce que am na ñu bëri ñuy toog di jooy agression bi am seen koñ li leen gën a métti mooy ñiy agressé dëkkuñu ci koñ bi dañuy jóge feneen ñëw di ko fa def. souvent déggoo li mu la ci koñ bi la ñuy dëkk souvent mais bayal beeg yooyu moo tax nit ñi souvent dañuy am lu ñuy ragal ah kii de sama kii la kii sama laala kii sama lële mais à l'époque seetuñu kii sama lii la wala sama laala ndax kii agressé non seulement mi ngi tilimal deru quartier bi ba pare mi ngi jël ay ñoñam di leen def nag sudul noonu yow kooku naka nga ko mën a toogee naan yaa ngi koy dawal yërmande c'est un peu kii ñun waxuñu ku ñëw jàppale ñu ci ñi nga xam ne dañuy def ñaawteef fii ku def ñaawteef dañ la war a teg ci yoon kuy def nag su du noonu dañ la war a teg ci yoon comme ni ñu jógee woon pour loolu barki Demba Ndiaye dama ànd ak suma benn grand ñu jógee joobi ba fajar ma gis lu mat plus de 100 boy laa lay wax ñi ngi génn ñi kii fajar la ñuy koj ma ne ko ñii de agresseur lañu mu yor xeer ma yor xeer ñu tëbali leen ba ñu dugg fi ñuy dugg bi ñu demee ma ne ko grand bàyyil ñooñu fu ñu romb dina la jam dina la def ay affaire dama ñëw sama boy yi ma ne leen yéen da ngeen ñàkk fayda ñun ba lii di am si quartier bi ñun ñoo génn suñuy yat ak suñuy cour ne xam nga non plus jamais lii na fi dootu fi amati mais yéen nag ngeen nekk ay jeunes toog caan toog kii affaire yooyu ñun amatuñ jot on a notre famille à nourrir ñun ñi ngi ak suñu job ñu ngi busy ñi ngi def loolu yëpp segam loolu ba léegi ñun ñi ngi taxaw di xeex loolu asantuma la ak jeunes yi ñoo war a xam nga porter ce flambeau bañ a ne non fii agresseur amul kërëng jàppal bàyyil barke Demba Ndiaye am na nit ku xoj fii benn nit lan la démb da doon agressé gars yi naan ko bàyyi ko pourquoi loolu kooku di agressé kee ñëw di ko dëgg la nag nit ki warul di fajal boppam bañ nee nag force publique la ñu am ñuy jël ñun suñu doole boobu jox leen ko waa ngalawaay ngala ñooñu bu ñu ñëwee mais nan job bi quoi job bi bëri na fi mais nag fekk benn Amina neexu la nga bëgg job bi ci kaw Amina dafa metti quoi du ñëpp nag du ñëpp am na ñu baax waaye am ñoo xam ne Amina moo leen du neex c'est la personne de Amina qui leur plaît pas dañuy ñëw ñu exécuter selon xoolal fital nu mu amee doole xoolal mënat nu mu amee doole xoolal yooyu yëpp am nañ droit ne la ŋaangal nga ŋaang toogal nga toog parce que respect la boo leen di jox ñu jox la respect boobu ñu takk la ba nga ne ngodd jàppale dóor la ba nga bëgg dee du mujj fenn mais loolu. c'est pas normal. voilà grand Djibi mais nag dafa am loo xamante ne fallait il faut que ma laaj leen ko yéen ñi nga xamante ne yéen a dëkk fii diggante Grand Dakar ñaari tali mu jëm ci benn coow bu am ci benn policier muy El Capo tey Black bëgg naa après moom mu waxal ma si parce que comme moom amoon na waajuram bu nekkoon ci commissariat bi changé Grand Dakar mais yéen aussi yéen nga xamante ne en tant que des citoyens dëkk fii nan la nekkee woon ak yéen. waaw xam nga li ñu naan gis nga police Grand Dakar boobu nga wax ñun waa Grand Dakar ñoo tax mu am fi boobu Mbacké Faye mii nga xamante ne tey yàlla na ko yàlla gën a fay ci lu mu liggéey ci Masalik bi mu reprendre foofu puisque liggéey bu rëy la fi def moom moo nekkoon maire Grand Dakar waa Grand Dakar xam na ni la fi nekk jéggi na dayoo te ku ci nekk fa nga dëkk yaa koy xeexal sa bopp yaa koy setalal sa bopp yaa koy sangal sa bopp ndax liñ naan tey boo sangoo sol sa jesner bu set yaay xool fi ngay toog nooy doxee kon Grand Dakar noonu lañ ko xeexee ba police bi nekk fi kon tey ñun ñooñu gën gis nga situation citoyen Grand Dakar kenn gënu ko bëgg nekk citoyen modèle mais gis nga policiers yi aussi tey ñoom ba ñu nekkee Grand Dakar léeg-léeg ñu def xeex nañu amoon na fi nag coow yu bari yi ma doon dégg diggante moom ak booy Grand Dakar yi coow yu bari yi may dégg diggante moom ak booy Grand Dakar yi am na nag lu mu fi def li nga xamante ne booy délinquants yu bari aussi fexe na ñu jóge fi gis nga nit ku nekk sa honneur c'est devant Dieu et devant ton honneur am na yi nga xamante ne délinquants yu bari moom moo tax booy jóge fi parce que daf ko ñàkkanteeg ñoom ba mu fi jóge mais aussi tamit parfois comportement am aussi surtout man tey sama rakk ji nga xamante ne man keroog ba ma déggee vidéo bi ni mu def ak moom samay rongoñ dafa tuuru puisque man mënu ma xalaat ne tey par exemple ak moom ni ma ko xamee mun ma xalaat tey ci ay détails mu am tey nit ki boo ko jékkee-jékki nga identifié woo sax nga nekk en civil identifié ba pare mu ne dër nga poñe ko saag ko ndey man ku ma saaga ndey dama lay rendi sama yaay du ma ko foowee donc devine que tey yow mi yaa war a indi loi yaa war a respecter dara nga ñëw nga saaga nit ndey crise d'autorité la pouvoir yàlla rek ko am nañu delloo si suñu xel te xam ne ne nit day jëflanteeg nit boo defee sa bopp mala rek ñu jël takk la jëfandikoo la comme mala. merci beaucoup. yal nañu yàlla dolli sutura te ñu delloo si xel yi. voilà grand Diaga xam naa du ñàkk mu am loo sànni ci policier boobu di El Capo tant soit peu
am na lu mu fi def lu baax waaye nag li nga xamante ne moom la fi jëflanteeg nit ñi yàq na lu bëri mooy ci safaan. waaw man moom personnellement xaw ma ko ci bët nii mosuma koo teg bët waaye dama koy delloo siwaat ndax xam nga ñun moom bu ñuy wax dañuy wax ci lislaam wax ci diine wax ci njàngale sëriñ bi xam nga Firawna xam nga ko kenn ëpp ko woon doole sunu borom da koy joxoon pouvoir muy doxale nu mu ko neexee di ko def nu mu ko neexee nekk fekk yonti yàlla Muusaa di ko def lu ko neex keroog bi ko Muusaa di labal ci géej gi tuub na 99 fois teewul dañ ko duma te ma nga sawara moom nag dafay nekk rek ngir dafa am benn temps buñ ko fi teg policier boobu mu doon du ko doon éternellement bés a ngi ñëw dina teggi loolu teg ko ne kon li muy def ci lu baax na ëpp li muy def ci lu bon na fexe di def lu baax parce que fa mu nekk baax rek moo ko fa war a teg surtout moom nga xam ne ni ma ko gisee ci photo yi mu def ay njañ du niru lool Baye Fall Baye Fall day am yërmande Baye Fall day jéggale Baye Fall day jéllale Baye Fall day am yërmande Baye Fall du def abus de pouvoir dama koy ñaaxaat di ko wax na dellu siwaat bu dee li ñu koy waxal moo koy def ne dellu siwaat xelam te xam ne nguuru yàlla rek dul jeex te nit doole boo mën a am ci àdduna bis doole boobu di nga ñëw mu sunu borom xañ la ko jox ko keneen te mën naa ne ka nga néewaloon doole doomam dem ba nekk ci fa nga nekkoon te su keroog mu néewal la doole kon na bàyyi xel bu baax ci waaw na bàyyiwaat xel bu baax ci àdduna. Black ci tënk rek tey amoon nga waajur mu nekkoon commissaire jubbanti Grand Dakar nekkoon gendarme GIGN jubbanti Grand Dakar tey moom mu ñëw ñu dégg ci moom lu mel noonu lan nga ñuy wax si loolu. waaw li may wax mooy El Capo man xam naa ko mais dama koy ñaaxaar rek na xoolaat lu muy def parce que àdduna amul solo te balaa ëllëg mu jeex tey yaa ngi fii mais suba yaa ngi feneen te nguuru yàlla rek moo dul jeex na xoolaat boppam xool nu muy defee te xam ne ñun ñëpp ay doomu aadama lañu ki nekk takk der ak ki nekk civil ñoo yem. tenue bi moo leen différencier donc bu ñu abuser ci pouvoir parce que pouvoir yàllaa gën a fort bu ñu xoolee loolu rek te mu mën a def nag lu ko neex te du ko def mu ñuy bàyyi ñu koy tooñ di ko jéggalu mu ñuy jéggal kon na ñuy jéggale di jëllale am na solo trop. Siré yow ñu bëgg nga tënkal ñu ñëwaale aussi ci pétition bi nga xamante ne def ngeen ko jëmale ko ci kooku di El Capo parce que li nga bëgg moom mooy comportement yu mel noonu que bu mu amati waxuma la Grand Dakar wante Sénégal. waaw loolu warut a am dafa am rek lu may xam naa temps bi gàtt na lool tey ji waroon na am temps ñu taxaw tuuti ci pétition bi nga xam ne lu tax ñu def pétition contre ce gars parce que dëkk bi dafa am loi te ñun loi leen rek la ñu may suñuy droit rek la ñuy laaj droit bi nag si loi rek la ñu ko mën a jaarale mooy def pétition contre le gars qui se trouve être ñu koy wax El Capo am na yeneen tur xaw ma turam la xaw ma du turam mais comme El Capo moo siiw si El Capo boobu la ñuy taxaw seetlu ñu def pétition déjà am nañu lu ñu lancé pétition bi nag dañu bëggoon képp koo xam ne da nga ci gis sa bopp yow jaar nga man fi ma jaar nga signé pétition bi képp koo xam ne brutalité humaine maanaam day xasan sa yaram nga signé pétition bi képp koo xam ne violence nekk na loo xam ne yow bëgguloo ko te doxoo ci bëgg na pétition bi nga signé ko ndax lan c'est contre l'injustice contre yenn nekk ni nga xam ne parce que gis nga loolu yëpp il faut ñu xam ne doole bi yëpp population bi ñoo leen ko jox ñun ñoo leen dénk ñoo xaaj suñu doole jox leen ba pare ñu leen ciy jox respect bu mat sëkk wax naa la ko sànq bu ñëwee na la xool taxawal comme ni ko waa ji waxee les mots sont-ils des murs ou des fenêtres ni ko grand bi waxee nii bu fekkee mur nga ko bëgg def da nga ko naan dégage ngay utiliser wala xam nga utiliser mooy loolu circuler wala nga utiliser pourquoi pas nga def ko fenêtre route prox ndool pourquoi pas un petit s'il vous plaît le petit s'il vous plaît là loolu yàqul dara et pourtant ni ñu koy defee comme en Europe comme ñëpp ñi respecter les droits humains dañ lay ñëw mel ne s'il vous plaît vous avez le droit de garder le silence monsieur s'il vous plaît xam nga on va utiliser la force si vous ne coopérez pas monsieur s'il vous plaît genre mais loolu wala ñun mérité wuñu loolu wala ñun ay mbaam lañu wala ñun ay xar lañu wala ay xaj lañu looloo tax ñu taxaw ci loolu waaw di wax ne pétition bi maa ngi ñaan bépp sénégalais boo xam ne sénégalais nga te yow buggoo kuy teg nit loo xam ne naka sudul noonu la ak ku mu mënti doon nga signé pétition bi et wax non plus jamais ça brutalité humaine non à l'abus de pouvoir ndax kat xoddeeku balaa ngaa lakkale. juste que orientation par rapport ak comportement citoyen devant yenn faits yi bu leen dalee orientation boobu rek la ñu bëgg. gars yi bëgg nañu la dégg. waaw salaamaaleykum sama gars yi maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu waa Sénégal ñëpp
waaw man damay yëngu ci sécurité gaa bëgguma woon nag feeñ wala bëgguma woon jël micro parce que je suis pas habitué à ça am na ñoo xam ne ñoo ma dàq wax wala ñoom ñoo gën a yeeloo wax gi waaw man daal li may wax ci affaire sécurité wala ci affaire police wala lenn daal xam naa ko ils sont très bien formés fépp foo dem nag du ñàkk ay brebis galeuses te brebis galeuses moom wax dëgg yàlla ci yàq rek lay mujjee quoi mais du defar. parce que Sénégal doy na waar benn période doy waar boo xam ne guddi gi ñu toll soxla mu ñu leneen loo xam ne day diviser wala leneen loo xam ne day indi fitna ci dëkk bi lu dul booloo police bi ñu fi teg wala gendarmerie bi ñu fi teg nous a comprendre nga ils sont très bien formés kon am na détails yoo xam ne ñoom waruñu sax dugg bay fitnaal ay doomu aadama parce que seen but premier du loolu seen but premier nit am na problème nga ñëw intervenir li ci yoon wax ñu def ko ci mais pas nga ñëw di fitnaal doomu aadama bi yow déjà ñun suñu biir rek ñu ngi am ay problème waxtuma ak yow nga nekk homme de tenue ñëw di yokkaat beneen problème di yokkaat yeneen souci doomu aadama loolu moom je suis pas d'accord te loolu lu ñuy ñaawlu la. li mu wax nag nekk na lu am importance mais dañu bëgg grand Djiby mu joxe dernier mot am après nag Black Yaye Fall slameuse la dañu bëgg mu am 3 phrases yoo xam ne daf ñu koy tëjalee pour dalalee ko suñu xel grand Djiby ñu bàyyi la nga joxe le dernier mot. Le dernier mot bi mooy damay ñaax képp kuy sénégalais côté boo mënta bokk ak foo côté boo mënta féete nga xamante ne àdduna kenn rawul kenn ñëpp a yem ndax bu ñu ne daw leen yow mi jiitu buñ ne yaa raw waaye buñ ne départ leen ki nekkoon ndaare mooy rawaat kon ñëpp a yem ndax sànq wax ngeen wax gu rafet gis nga tey maa ngi revenir un peu tey gis naa fi tey ay anciens hommes de tenue yi nga xamante ne tey dañu retraité mais ñi ngi ci condition yu baax a baax nit ñi jox leen cër jox leen gëdd ndax comportement yi ñu comporté woon ak nit ñi la ba ñu nekkee en fonction li may ñaax ñëpp mooy valeur sénégalais nitu valeur la sénégalais nitu valeur la puisque nit bu amul valeur amul dara côté boo mënta féete amal valeur vive les valeurs yal na yàlla jàmmal ñëpp. voilà dañ leen di remercier léegi nag ni ko Siré waxee yaakaar naa ne suñu nee dañuy def pétition contre l'abus de pouvoir suñu nee dañuy def pétition contre la brutalité humaine defuñu ko pour waa Grand Dakar kese defuñu ko pour waa Gueule Tapée kese nii pour waa Pikine kese dañ ko def pour tous les Sénégalais parce que amul kenn koo xamante ne mérité na loolu que ce soit nga nekk délinquant wala nga nekk sàcc wala nga nekk ku jub ak ku mu mënti doon mérité wul loolu parce que nit mérité wul ñu koy brutaliser nit mérité wul ñuy def ci moom abus de pouvoir donc dañuy wax ni na ñëpp signé pétition bi ndax yii ñuy dund ci jamono bi daal di fiy jeex ñu bàyyi Black Yaye Fall mu tëjal ñu ak 3 phrases yi nga xam ne moom la koy tënk ci wàllu slam ñu koy souhaiter bon carrière mais aussi di am mbégte ci jotaay bi nga xamante ne moom la ñuy am fii di leen sant ñoom ñëpp di sant grand yi ñu toogal parce que lii nii tey yombul su ngeen gisee affaire bi waru woon sax demee nii mais li ñu fi génnee moo am solo sax ba ñu bàyyi leen ñoom ñu continuer ñu leen di jaajëfal aussi équipe technique bi Roger Fatima di jaajëfal ñëpp di leen dig daje ci beneen émission joxe sa xalaat ma bàyyi Black Yaye Fall moom mu tëj. Sénégal, mon pays, ma fierté. Sénégal, votre pays, votre fierté. Sénégal, notre pays, notre fierté. Vive le Sénégal. Tchadjeuf. Alors, merci beaucoup.